بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في صدور أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وأكرمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدا صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. mbokk yi seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu si nañu beneen yoon ci seen jotaayu gëstu seen émission approche an nahj ngeen koy am talaata bu nekk ci waxtu wi ci seen télévision RDV. ñu ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi xam ngeen ne wala fi dañuy wax luy ay di njàmbat te lu def waxu. loolu nag suñ ko waxee ci jamono yi war ngeen xaw a xam lan moo ñu fi tax a toog tey. li ñu fi tax a toog tey mooy waxtaane càmbar gëstu suñu mbiru mbokk yooyu nga xamee ne ñooy dund ci dëkk ba la ñuy wax Birmanie, muy benn xeet boo xam ne bii ñu ngi leen di woowee Rohingya. mbokk yi xam nga ne jamono yi yëpp yéen a ngi ci télévision yi di dégg ci rajo yi ci bërëb waxtaanukaay yi ñëpp di wax mbiru ñooñu le nga xamee ne ay jullit lañu yuy dund ci dëkk boobule, waaye yàlla teg la natt bu métti muy nattuk ña nekk ci dëkk ba te nga xamee ne ñoo fa ëpp te duñuy ay jullit nekk ay bouddhiste, ñoo leen topp di leen teg ay méttit di leen persécuter di leen def loo xam ne lii nit sax mënu caa àgg daanaka ndax taray. loolu nag laaj ñun ñi nga xamee ne ay jullit lañu ñu toog waxtaane loolu, gëstu mbir moomule, xool lan moo ko indi, lan mooy sabab yi ak lan mooy garab yi nga xamee ne war nañ ko fàggu ngir saafara loolu nga xamee ne buñ ko bàyyee mu continuer du jëm fu baax. loolu moo tax ñu indi leen fa ñaar ñoo xam ne ñi yàlla xam na ne question la boo xam ne bii dañ koy topp bu yàgg ba léegi. du ma ne ñoo ko gën a xam ci dëkk bi, waaye bokk nañu ci ñi ko gën a topp ci ñi ma xam ci dëkk bi di Sénégal. ki ci jëkk mooy sama xarit sama mag al oustaz Makhtar Kébé, ngeen xam ko yéen ñëpp ci ay yëngoom ci lépp loo xam ne ni comme ni ma koy waxee toujours touché na l'islam. mu jiite rassemblement boobu ngeen tudde ñu tudde rassemblement islamique du Sénégal. moom laa fi woo tey ànd ak suñu beneen mbokk ngir ñu waxtaane lii nga xamee ne mooy problème mu suñu mbokk Rohingya yi nekk foofu ci Birmanie. al ustaad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu. ustaad Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan suñu émission bu am solo bi di ñaan yàlla mu defal ñu tawféex ba nga xam ne dinañ fi wax loo xam ne lii dina gindi ñi nga xam ne ñoo ngi nuy suivre mu am njëriñ tam ci régler problème bi nga xam ne moom nga junj te mooy mbokki jullit yi nga xam ne ñoo nekk Birmanie. incha allah jërëjëf. ki ci topp moom it sama xarit Mouhamed Baro. Mouhamed Baro képp kuy topp actualité rawatina lépp luy laal l'islam da nga koy gis mu ciy wax di ci def di ci dindi ndaxte journaliste la, waaye mi ngi màcc particulièrement ci les questions islamiques. moom it gis ngeen ko temps yëpp mi ngi wax ci question bi, looloo tax ñu woo ko fii ngir mu sottil ñu ci suñu taabal bi li nga xamee ne mooy njëriñ lu ñu mën a jëriñoo ci liy xew Birmanie. Mouhamed Baro asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakatu. oustaz Tandian ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs u RDV yëpp, téléspectateurs yi. di am mbégte toog fi ak suñu cheikh suñu oustaz Cheikh Makhtar Kébé. ma profité wàlla ci rendre ko hommage parce que ñun ci ku ne xam na ne ci école français yi la ñu jànge
gannaaw xayda bu ñu jaaree ci daara yi tey lu ñu xam ci li ñuy wax yëpp lu ci ëpp ci ñoom la jaar seen loxo donc suñu dajee ci plateau war a mën a analyser situation bu mel ni mbégte la pour ñun yooyu di la encourager di la ndokkeel ci xew-xew yi fi jaar en tout cas di am yéene comme ni nga waxee ci rôle bi ngay joué ak bi médias yi di def yëpp ci leeral lu néew lu ñu fiy wax dina am lu mu gindiwaat ba nit ñi gën a am approche bu baax comme ni ko émission bi tudde ci mbir moomu jërëjëf Oustaz Makhtar fi ñuy tàmbalee mooy liy xew ca Birmanie ñun ñëpp ñoo ko gisoon ay nit bala ma ne ay jullit ay nit yoo xam ne dañu nekk ci dëkk certes minorité lañ fa waaye minorité taxul ñu bañ a jox sa xaq ndax noonu la dëkk di tëdde day am majorité am ñuy minoritaire waaye ku ci nekk da ngay am sa xaq ci dund boo xam ne bi bu décent la dund boo xam ne bi bu jaar yoon la ay nit yuy dund ci seen dëkk duñu fa ay gan duñu fa ay tumaranke duñu fa ay doxandéem ñu jékki-jékki xam naa lu yàgg la di ngeen ci ñëw ci historique bi mais ala kulli xaal ñun ñi nga xamee ne topp ñu woon loolu ñu jékki-jékki rek gis ñu ne am na ay jullit yu nekk Birmanie ci xeet bu ñuy wax Rohingya ñu ngi leen di topp di leen rey di leen massacrer di leen génn réew ma lépp luy xeeti méttital ñu ngi leen koy teg lii nga koy gis ci télé bi yenn saa yi yi ñu koy partagé ci réseaux sociaux yi li ma bëgg a wax wala li ma bëgg a laaj mooy lan mooy sabab ci méttit boobu ñuy teg Rohingya yi foofu ci Birmanie ak ana communauté internationale bi du ma ne ana musulman yi mais damay njëkk a wax où est la communauté internationale fan la ñu nekk ba massacre bu mel ni di mën a am ci 21e siècle àgg ci barbarie foo xam ne fii man jàngaguma benn mbir moo xam ne mi ci histoire ci mbon àgg na ci barbarie comme ni ñuy def les Rohingya. man jàpp naa ne ci laytaayu waxtaan bi il faut ñu bàyyi xel ne yàlla la soob nit ñi di dund ci ay keppaar te waroo. est-ce que loolu ci sunan yi la bokk ci tëralinam yi la bokk. mooy boo demee ci alquran bu ko waxtu wi maye woon dinañ tudd ayaat yu bari yu wax ci loolu ak hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. moo tax l'islam bi nga xamee ne ñëw na mu bàyyi ñi nga xam ne dañu néew ab lim ci benn société mu tëralal leen ay yoon yow yaa ngi jàng que ne yonente bi alayhi salaam bi mu ñëwee Médina bokk na ci li mu gën a jëkk réglé mooy bind benn pacte boo xam ne bi ci histoire humanité mooy pacte bi ñu jëkk yaxal muy wane ne ñi néew doole wala ñi néew lim ci keppaar nañ leen di protéger wallahi loolu moom la jëflanteeg nasara najran loolu la Omar ibn Khattab jëfanteeg yahudi bi mu ñëwee Iliya loolu la Abdullah ibn Abi Sarh jëflanteeg nuuba yi bi nga xamee ne ñëw na bu fii ci Afrique donc minorité yi ñu sàmm leen jox leen seen àq bàyyi leen kenn ku ne gëm seen diine li xew nag ci Birmanie daf di loo xam ne lii lu yàgg la ñaari yëf am na ci bi ci jëkk mooy falsifier histoire ndax ñu bari dañu lay wax ni ñooñu nga xam ne ñooy Rohingya yi ay nit lañu yoo xam ne yi britannique yi ñoo leen fa andi bi ñu bëggee coloniser Birmanie ngir ñu jàppale leen ñu bëgg a wax ne donc jote bu yàgg boobu ci histoire moo waral li xew waaye loolu boo toppee histoire da ngay xam ne amul cëslaay ndax Birmanie ak fii nga xam ne fi la Rohingya yi dëkk musu nekk benn dëkk foofu ca histoire moo tuddoon région wu Arakan ñu moom seen bopp di doxal seen doxalin am na ñuy wax ne l'islam bu mu fay dugg mu ngi fa dugg ci jamono Haroun al-Rachid donc loolu ci alxilaafa al abbasi la mën nga wax ne ci 2e siècle ci hijri donc loolu lu yàgg la donc li koy attesté aussi mooy ay imaaraat c'est-à-dire ay royaume yoo xam ne yu islam la taxaw na foofu ci entre 1430 ba ci 1784 ci gox yooyu ay royaume yoo xam ne wax nañ ne lu mat 84 ci ay roi joxalante nañu ko te kenn ku ci ne jullit la
li koy atteste aussi bokk na ci jàkk ji nga xam ne moom la ñu tuddee masjidul Sandaxaan loolu jàkk ju yàgg la ñu ngi ko tabax ci 1560 donc loolu britannique yi ñëwaguñu fa amaguñu fa trace defaguñu fa dara ñu continuer bien sûr métissage am na fa métissage moo am fépp partout dans le monde ci parce que ci déplacement wu doomu aadama la nit ñi dañuy déplacer di fekk santé donc bi nga xamee ne dem nañu ba britannique yi ñëw foofu ñoom ñoo boole parti bi nga xam ne tey mooy Birmanie ak parti bi nga xam ne moo doonoon Arakan démb def ko benn réew def ko benn colonie ñoom ñu dëkk fa ak yeneeni xeet mais ñooñu di ay bouddhiste yoo xam ne yi duñu sax yahud duñu nasaraan mais ñuy jaamu li leen neex lañu ñooñu nag ñoo leen xajoowul commencé di leen rey depuis ñu am indépendance ci 1948 première reyin ba fa jëkk am ci 42 la 42 xam nga boobu sax moom maguñ seen bopp loolu wax nañ ne lu gën jaa néew la ñu fa faat ci ay bakkan ay junni la ñu koy lim bi ñu moomee seen indépendance ba ci 1962 nee nañu dàq nañ fa génn leen ca réew ma loo xam ne lii ëpp na 300 000 ci ay nit yoo xam ne foofu la ñu dëkkoon loolu moo continuer di wéy ba bi nga xamee ne ñëw nañu ba 1982 am fa lu yéeme li yéeme mooy ay nit ñoo xam ne dañu dëkk ci benn dëkk nga xëy ne leen liy tax nit mën a nekk ci dëkkam yéen bokkatu leen ci mooy amatu leen nationalité nekkatu leen ay citoyen donc amatu leen benn droit lu ngeen fi am dañ leen ci xajal di leen génnin boo xam ne bi bu metti la borom xam-xam yi dañuy wax ne déportation bi guerre bi jeexeek léegi deuxième guerre mondiale bi mu jeexeek léegi déportation bu tolloog bi ñuy def Rohingya yi amul ci histoire doomu aadama fenn parce que ay 400 000 et quelques personnes nga xëy génn leen ci benn territoire yóbbu leen ci réew moo xam ne bi amul doole muy Bangladesh alors ñu dugg ba Bangladesh xejooto leen ñu téye leen ci frontières yi adduna téye ci gémmiñam li ci yéeme ñaari yëf la mooy lu tàmbalee mën nga wax ne 1940 bu la neexee 48 ba 1960 mais këru xibaar yi nga xam ne dañuy tas xibaar ci adduna daanaka mën nga wax ne dañu ci noppi effacé ko bi nga xamee ne gindalikoo gu metti kii am na ci adduna bi te kenn mënatul nëbb dara ci nga xam ne kër yu taskatu xibaar yi saytootuñu xibaar saytootuñu image ci la ñu xam ne pexe ñàkk na ñu commencé di ci wax fekk na nit ñi ci seen réseau yi ñu moomal seen bopp ñoo ngi ciy wax lan la ñuy def rey ca ba mu gën a ñaawee lan la ñuy def taal ay dëkk lan la ñuy def rey ay xale fekk na ñooñu ñuy rey lépp lu di àq boo xam ne bi xale amoon na ko xañ nañ leen ko ñaareel bi mooy du ñu wax xeex bi parce que mosuloo dégg ñu ne ay jullit la ñuy rey donc lan la ñu fabriqué ci seen xeet les Rohingya si rek la ñuy wax loolu itam beneen forme xeex la boo xam ne bi nit ñi defuñ ci attention parce que du ñu la wax sababu li tax ñuy xeex da ngay foog ne sabab bi tax ñuy xeex ay nit ñuy jote la ci waaso fekk nit ñu jotew ñu ci waaso ñi nga xam ne ñoom la ñuy jotel muy bouddhiste yi duñu benn waaso ay waaso yu bari la waaw mais ñoom ñu ngi joteeg ñoom ci seen identité diine ñoo utiliser armée bi généraux yi nga xam ne ñoo ci ëpp doole ñu leen di rey ak ñi nga xam ne ay civil lañu ñu ànd ci loolu orchestré ko xale yi di génne bien sûr am na ci ñoo xam ne ñi bi ñu leen génnee foofu dem nañu jàng ci seen yeneeni réew yenu ay xalaat yoo xam ne yi ci xalaat yooyu la ñuy xeexe dellusee di jàppale seeni bokk mais cosaanu xeex bi moo di lii àdduna noppi ci kër yi gën a mag di wax ci affaire ak yelleefi doomu aadama waxuñ ci li nga wax bi ci gën a rëy mooy communauté internationale bi nga xam ne bi am na ay moyens yu ko permettre mu arrêter loolu ci 24 heures ci résolution yu mu war a jël mu jël ko mais ci doole ju mu war a jëfandikoo
mu jëfandikoo ko parce que fi mu ko neex ci àddina bi yëpp def na ko parce que démb la ñu jël fii ci suñu dëgg-dëggal ci suñu gannaaw Laurent Gbagbo yóbbu ko moo la ko wax ba bu yàggul lañu traduire Omar al Bashir moo la ko wax ba sa jëkk président Kenya et cetera parce que dañu wax ne ñooñu dañu xotti xorma doomu aadama mais fii weesu nañu xotti xorma mooy aw xeetu lëm la ñu bëgg faagaagal leen ñu jeex takk ab million la ñu leen doon limé parce que 10% ci population réew ma la ñu woon 10%. léegi booy seet ni ñu leen di génnee ak nañ leen di bundu xataale alors ce qui est sûr mooy lim bi day wàññeeku même ci lim boobu ñoom dañ ci tëral pexe dañu fexe ba ci sëy ñu am nañu ko doxale ci ay doom aussi ñu koy limité ngir bañ yokkute xeetu jullit yu foofu parce que gis nañ ne jullit yi bu ñëw parce que mooy diine ji nga xam ne am na possibilité yokku wallahi parce que dafa dëppoog alfitra du sax nit a koy campagne mais moo nekk ci nature doomu aadama donc tant bu demee ci doomu aadama pour kooku jël ko da yomb question yu mag yi jamono posé aussi diine jooju moo am ay tontam donc diine jooju il faut mu yokku léegi nag yokku googu moom la ñuy bañ parce que lan la ñuy wax seen philosophie mooy lan mooy réew yi leen wër mooy Malaisie mooy Indonésie ñoom ñëpp l'islam dafa cosaan te léegi mujj na nekk dina ju ko dominer donc ñii bu ñu leen bàyyee ñu continuer si seen màgg gi dinañu dominer dina jëfa newoon te loolu du baax si ñoom ñu leen di bunduxataal donc xeex la boo xam bien sûr am na yeneen enjeu yoo xam ne yu économique la enjeu yoo xam ne yu géostratégique la mais lii mooy fondement bu mag bi nga xam ne ci la mbir mi tegu alors mu laaj nit ñi nga xam ne kenn ku ci ne dëgg bëgg nga ko ak sàmm ak yelleefu doomu aadama ñu taxaw ci taxawaay bi ba heureusement que quand même malgré que noppi gi yàgg na mais quand même nit ñu commencé nañu ci wax ci façon boo xam ne bii jàpp naa ne dina am lu mu jur incha allah dina am lu mu jur incha allah Mouhamed Baro gis nga oustaz lu mu wax lu am solo la abordé na à peu près cause bi nga xamee ne mooy c'est la cause principale malgré que am na yeneen enjeux yoo xam ne mu ngi ci suuf mais c'est même question bi laa lay posé mais dama lay waxale naka nga mën a comprendre ci monde bu ñu nekk léegi ñuy woote civilisation de l'universel ñuy woote maanaam lépp benn la léegi as ndëkk la dëkk àdduna bi yëpp as ndëkk la léegi parce que léegi ñëpp jokkoo nañu naka nga mën a comprendre ci monde bu mel noonu ci avancement toujours dama koy wax dans mes émissions fi ñu avancement fi mu àgg defe naa ne mënatu ko passé dañuy améliorer rek li fi am dañuy koy améliorer mënatuñ ko passé ça c'est une loi naturelle naka nga mën a comprendre ci monde bu mel noonu mais lu mel ni li xew Birmanie ci njaa àlle di fi xew ba pare ne comme ni ma wax oustaz ñi nga xamee ne ñooy wax ne ñoom ñooy gardien droit de l'homme ñooy gardien civilisation ci monde bi toog di xool loolu gàcce googu mais Baro loolu loo ci xam man de li ma si jàpp mooy bu dee ñun ci suñu bëtu regardu jullit ak wàllu civilisation islamique soo koy xool mbir mi mën na la dépasser noonu mais bu ñu fàtte ne àdduna bi ni ma koy faral di waxee mooy c'est-à-dire que ay rapport de force mooy doxal àdduna absolument te comme force bu ñu koy wax rapport de force ay force yu ute la civilisation bi nekk en face de la civilisation islamique ñoom yow ñun li ñuy ñaawlu ñun ba mu metti lool ci soo koy xool mais ñoom dañ ci am beneen gis-gis bu uteeg ñun bi ñuy am c'est vrai bu ñu fàtte ne processus bi indi lii soo ko jëlee bi ci mujj rek ci ñaari guerre mondiale yi mais ku ne xam na li ci nekkoon ci ay nombre de morts ak ñi ñu déporté ak li ci xew yëpp lu bëri la lu metti la mais am nañ ci objectif boo xam ne biñ ci jógee ci guerre boobu àdduna bi redessiné nañ carte bi ba pare rapport de force yi changé na bu ñu fàtte ne tey même ñu ñuy tuddee tey mbootaayu xeet yi mais lan moo indi ñu ne ñii dañu am seen droit de veto Nations Unies avant déjà muy nekk Nations Unies société des nations ñi ci amoon doole
ba jiite kuréel yooyu mooy ñi nga xam ne ci guerre ba bi mu jeexee première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ñoo nekkoon les vainqueurs. Absolument. xam nga ci même ci en droit dañuy wax la justice des vainqueurs. Des vainqueurs. souvent ci àdduna ci pëccëxoo suñ ci jógee ku ci jël ki ci am ndam souvent buy tëral ay yoon ay loi moom mi ëpp doole mooy wax ne nii ak nii laa ko Nii bëgg. lay tëddee. te aussi bu ñu fàtte ne société occidentale dafa amaat ci philosophie am loo xam ne dafa feeñ ci xeex bi ci mbir mi am ci Birmanie mooy xeex ak jàmmarloo ñoom dafa am luñ ciy jëlee ci njëriñ lu bëri. man damay faral di wax ne jullit ñi ñoo amul intérêt dugal leen ci cycle de violence parce que amuñu ci benn intérêt. ñoom d'ailleurs xam nañ ko ba gis ne déjà suñu bëggee déstabiliser le monde musulman c'est le contraire ni ñu naxee léegi rek lañ nax jullit ñi ba jullit ñi foog ne suñu duggee ci cycle violence dañ ciy am ndam mooy ñi ñuy radicaliser par exemple naan leen dañ leen a tooñ fayu leen jóg leen ci benn jógin bi ñuy xaru mais ku ne xam ne monde islamique ci dal ak ci teey ci la mën a développer wax na léegi waxuma la sax waxu xeex xoolal ci wàllu naissance politique de natalité gëm na ne jullit ñi suñu leen bàyyee ñu yokk te xeex du am moo tax ñu def presque politique de exterminer leen tere leen ut ay loi yu tere ñu am doom ay loi yu leen tere ñu am lu ëpp benn soxna ak yeneen ak yeneen ak yeneen mais bu amul bu xeex yi mel ni amul ci du ñu jaay seeni arme mais àdduna bi carte bi niñ ko yoree nii su amul prétexte pour ñu mën a intervenir xam nga politique bi Amérique doon def ñu koy tuddee la politique de interventionnisme mooy Amérique mën a nekk considéré boppam ne mooy gendarme du monde lu xew mu war fa mën a dem intervenir loolu ci at yi rek lañ commencé remettre en cause parce que rapport de force yi ci àdduna bi moo commencé changé ñuy critiquer États-Unis mais ñoom jàppoon nañ ne intervenir ci àdduna bi dem teg fa seeni ay armée ak seeni nit loolu yoon la loolu mënoo tëb rek def ko ci dëkku jàmbur xam nga mais bala nga koy def il faut nga taal ab daay boo xam ne da ngay justifier ne yow war nga mën a nekk roue de secours pour ñëw indil leen saafara loolu j'ai pas besoin de rappeler que loolu moo am Nigéria moo am Mali moo am Afghanistan moo am feneen beneen xalaat bi ma gis mooy li xew Birmanie nii mënuñu ko déconnecté ci liy xew depuis guerru Afghanistan bi ci monde musulman ak intervention yi am Libye Irak guerru Saddam Hussein déjà ak Syrie li fa xew munuñ soo ko déconnecté rek da ngay defe ne day mel da ngay jël lii nii defe ne bokkul ak lële amul càllale bu ci am mais man li ma jàpp mooy planification bi ñu def ba xalaat ne Afghanistan war nañ ci am tel objectif war nañu jël Arabie Saoudite ak nu mu tuddati Koweït guerru golfe bi war nañ ko mën a taal pour mën a am lu ñu mën a gagner sur le plan économique war nañ mën a intervenir Irak déstabiliser ko te du tee koom-koom bi ñu teg ci seen loxo war nañ mën a déstabiliser Libye war nañ mën a déstabiliser réew mu ëpp ci Afrique muy Nigéria créer fa ab xeex boo xam ne daanaka ñoo ko alimenté mais ci man logique boobu moo continuer pour en Birmanie parce que Birmanie ci wàllu géographie dafa nekk ci Asie du Sud-Est du ma dellusiwaat ci ni mu ko waxee looloo am parce que ñoom dañu dëkk ci ouestu Birmanie am fa réew moo xam ne daanaka bu dul woon tubaab bi mën nañu wax ne ab réew bu ne ñum rek lay doon mais ñoom ñoo ko def boolewaat leen et tout donc mu am histoire am trajectoire ci dundam mais suñu demee tey ba bëgg a déstabiliser zone boobu war nañ gis ne loolu c'est bien planifié parce que soo ko defee ci Syrie def ko ci Afrique mais Asie du Sud-Est Asie war nga am objectif ñoom ci seen xalaat mais créer fa benn zone de tension boo xam ne day tax liñ fa bëgg dana am parce que ñaar lañ fa bëgg man ci li ma jàpp bu weesoo analyse bi oustaz def te muy lu wér beneen enjeu bi mooy aussi l'enjeu économique mooy tey ku ne xam ne ne Chine dafa am frontière ak Birmanie bon Birmanie am frontière ak Bangladesh am frontière ak Thaïlande am frontière ak Chine Chine koom-koomam di jaar ci zone boobu te Chine tubaab yi xam nañu ne àdduna bi carte rapport de force yi dafa dessiné wu waat Chine depuis déjà exemple bi may faral di joxe mooy boo jëlee Afrique tey tubaab yi français yi américains yi ñoo fi presque tegoon loxo mais 2009 ak tey Chine jiitu na leen ci jëflanteem ak Afrique mais Chine positionnement boobu la amaat ci àdduna bi te koom-koomam comme fa lay jaar xalaat nañ ne Chine pour gêner ko il faut que ñu créer ci xolu Chine wala ci li ko wër
benn mbir moo nga xam ne danañu nekk foyer de tension boo xam ne ñoom du leen tee ñun lay peut-être que ñun lay gàllankoor ci benn moment jullit ñi lay sonal ci benn moment parce que ñoom la ñuy faat mais ñoom dañ ci am objectif yoo xam ne dinañ ko ci atteindre li ma bëgg a wax ci loolu mooy tey loolu ñu daal boobu ñu taal boo seetloo manipulation bi Cheikh Makhtar doon wax léegi feeñ na damay wax keroog sama benn xarit ne ko léegi ci ay weer rek dinañ génn ci logique gu parce que loolu tubaab yi ñoo ñu koy tabaxal suñu xel dootuñ ñu wax ne ay julit la ñuy rey parce que commencé nañ ko duñ la tuddal sax julit dañ lay wax soit rungi nga benn xeet wala nangam mais léegi dañ lay wax ne léegi rébellion la. Ils ont commencé à dire ça. Tout à l'heure d'ailleurs bi may ñëw je me suis aventuré à lire ay articles yu tubaab yi bind ci mbir mi dañuy wax ne parce que dafa Rohingya yi dañu am benn kuréel boo xam ne kuréel autodéfense la bu ñuy tuddee l'armée du salut des Rohingyas léegi dañuy wax ne ñoom armée bi ñu ne rebelle yooyu ñoo dem attaquer armée Birmanie léegi armée Birmanie ñu rey ci armée Birmanie wala waa Birmanie 70 personnes jégal rek juróom-ñaar fukk ñu ne armée bi def riposte xam nga loolu mooy tabax bon waaw mais loolu dinay jàll ci surtout ñi nga xam ne ci culture occidentale lañ yaroo amuñu média alternatif maanaam yow tey ak yéen yow oustaz ni ngeen mën a demee Al Jazeera lire dem Al Mayadin déglu dem ci journaux arabes yu crédibles yi fekk fa lenn li mais ki nga xam ne tubaab rek la jàng di déglu RFI wala France 24 wala Euronews mais kooku li muy consommer mooy li ñu koy jox donc danger bi tey mooy ñi ngi manipuler opinion internationale li nga wax aussi lu leer la mooy lu tax nit ñi jóguñu man pour man loolu c'est bien planifié parce que li xew nii bala muy éclater parce que yàgg nañu rey jullit ñi mais ampleur bi mu am bala muy am avant loolu mais jël nañ fi ab jigéen def ko prix Nobel de la paix muy Aung San Suu Kyi mais bi ñu ko defee prix Nobel de la paix yombalal nañ ko xàllal ko ba mu nekk fa njiit ci politique ci civil yi di jëflante ak armée bi fan yii parce que tey wala suba Nations Unies dina def déclaration wax ci peut-être Birmanie dinañ ko ci cof mais xoolal niñ ko préparé bala comme xam nañ ne war nañ cee wax te àdduna bi yëpp ñu ngi critiquer Aung San Suu Kyi fexe nañ ba waxloo ko démb te da ngay xool wax biñ ko waxloo ban orientation la jow waxam li mu wax rek mooy ne waxul ne ba léegi dana condamné ne la fa am ak d'ailleurs sax dafa gën a dugal julli dafa wane ne sax ne armée birmane bi dafay fayu mais après mu ne non réfugiés yi dina fexe ñu delloowaat mais réfugiés yooyu conditions yi ñu génnee Birmanie ak conditions ya ñu nekkee noonu foofu Bangladesh ñooñu ku leen di wax waxu delluwaat fañ jóge fekk ñu taal seeni kër rey leen avant loolu créé nañ ay loi yoo xam ne wax na ko léegi la dernière loi boobu dafa aju woon ci wàllu nationalité en 82 c'est une loi bu nga xam ne dafa def ab li ñuy tuddee Birmanie Rohingya yi ñu nekk ay apatride li ko tubaab di waxee mooy nga nekk ci dëkk te amuloo benn droit ci dëkk ba xam nga ne li ñuy wax existence su doomu aadama sax bu ñu koy wax dëgg mooy nga mën a am sa liberté ak sa nga mën a am carte d'identité nga mën a am extrait de naissance nga mën a jàng mais yooyu yëpp dañ leen ko tere amoo droit lu am ëpp ñaari doom amoo droit lu ëpp ñaari soxna amoo droit dugg ci armée bi amoo maanaam apatride nga da nga nekk ci dëkk bi nii mais da nga fa nekkin nii rek mais amoo fa benn droit mais léegi nag loolu pour nga delluwaat peuple boobu ne leen dellu leen fu ngeen jógee mais naka la ñu mën a demee tey ku xool condition yi ni ñuy dundee foofu parce que soo yàggee déglu médias occidentaux suñu la nee dañu réfugié Bangladesh da ngay defee ne ci ay camp de réfugiés yu normal lañ nekk fa ñu réfugié wu ci frontière bi diggante Bangladesh ak Birmanie ñu ngi ko tuddee la baie de Bengale baie de Bengale nit mënu fa samp sax ñaari bant pour def fa mbaar mënul nekk parce que ab baie la maanaam ab bu maanaam pat dëkk boo xam ne nit mënu fa dox mel ni ay faro laa la ko mën a misaale faro nga xam ne da nga fay jëmbat ceeb bu ñuy dox sax da ngay gis ku yor doomam di dox ba mu yàgg daanu parce que ndox la ñuy jaar seeni doom a ngi dee mais ñooñu situation bi ñu nekk normalement li ko suñu béykat bon mbokk juriste waxoon keroog ci suñu panel bi ñu organisé woon ak ñoom Cheikh Makhtar ñi mais mu ne li am ci wàllu jalgati ak yelleefu doomu aadama yëpp am na fa te taxul opinion internationale wax nee na génocide ma nga fa wa taxul ñu wax crime de guerre ma nga fa taxul ñu wax te bu crime contre l'humanité ma nga fa taxul ñu wax
te lu mel nii bi mu amee ci ay réew yoo xam ne da ngay jël benn juif rey ko rek ñu enrôler opinion internationale bi kenn dootul dégg CPI jóg wax na ko léegi ay ñoom Soudan ak yi nii Omar El Bachir ñi leen di tuumaal des fois sax nit danay laajte kii liñ koy tuumaal nii lan la parce que mënu koo teg bët gisu ko lan la mais lii moom nga xam ne dañ ko teg bët te mënuñu gis opinion internationale yëngu ci bon li gën a danger li gën a garaaw nag te jaaxalul kenn mooy lu tax monde musulman aussi OCI ak monde Ligue arabe ak yooyu parce que aussi ñooñu man ci li ma jàpp ñëpp jàpp ko mooy mais rapport de force yi comme ñoom dañ leen abal ay bët mais fi ñu leen orienté la ñuy mën a jaar c'est-à-dire tey États-Unis rapport yi mu toll ak ñoom ci Arabie Saoudite ci ay contrat yu ñuy signé ak ñoom ci dem bañ fa dem bu mujj ba ci gis nga intervention Arabie Saoudite li mujj ci yenn ay réew yoo xam ne ay pays musulman lañ dañ leen ko defloo mais nag mënoo nekk ci réew États-Unis di lay wax defloo di la waxloo orientation bii mu jël Arabie Saoudite def le contraire te comme OCI aussi lu ci ëpp ñoom ñoo ko contrôlé kenn mësta yaakaar ñu defen bi ci war li ci gën a garaaw avant lii mooy li amoon Égypte mais les frères musulmans bi ñu accédé au pouvoir tooñ gi ñu leen tooñ ba dal seen kaw ba faagaagal leen mais quand il le faisait dañ ko doon def en rapport avec les pays musulmans yi nga xam ne ñoom ñoo leen dooleel au contraire ñoom ñoo demoon di financer sax armée bi nga xam ne moo doon rey ci ay quelques jours ay milliers de personnes mais malheureusement ba léegi mi ngi continuer en tout cas hypocrisie universelle la koy tudde bi ma gis ak silence coupable bi communauté internationale bi nekkee musulmans yi ci seen bopp foofu laa doon ñëw oustaz musulmans yi mais kon on a droit de dire que ne léegi ñun ana l'islam puisque bu fekkee ne l'islam ay principe la yu ñuy gëm ñu gëm ne dañuy dund ci àdduna waaye fii tàmbali la mi ngi jeexe àllaaxira bu fekkee loolu ci suñu pas-pas la bokk suñu pas-pas nekkul rek ne ñun dañuy dund rek ici bas non benn fil la bu commencé fii mais bu jeexee àllaaxira ñu taxaw ci kanamu yàlla subhanahu wa taala mais mu rek la ñu bu fekkee ne loolu mooy l'islam mais naka la jullit yi di nangoo ñu leen di réduire ci lii ñoo leen ko yoreel kon def leen lii su ngeen deful lii ñu def lii ñu koy nangu gis nañ ko ci Palestine la cause palestinienne boo gisee ne ba tey mënuñu ko régler yéen ñi jàng ñëpp xam ngeen ne loolu la loolu moo ko fi mais léegi ñu ngi nii ci problème Birmanie bi pays musulman yi man de gisaguma kenn ku jóg wax ci wax bu dëgër bu taxaw boo xam ne bii mën nañu wax ne kii de moom def na li ko waroon gisuma ko mais loolu oustaz loolu nan lañ koy expliquer. waaw métti na trop xam nga Occident ci jëflante bi muy jëflante ak jullit yi daf ci toll ci phase boo xam ne bi phase bu critique la c'est-à-dire parce que Occident ku ne xam na ne bari na ay faiblesse ci wàllu màggu civilisation bari na aussi ay questionnement yu nekk ci seen biir yoo xam ne yi ci seen biir civilisation amalaguñu ko ay tontu ay réponse waaw yoo xam ne yi mën na doy adduna bi donc duñu bàyyi beneen civilisation boo xam ne bi am nga ay tontu yoo mën a jébbal adduna bi nga tal ko ñu nangul la wax loolu mooy ñoom la ñu tudde woon choc des civilisations choc de civilisation te fekk ñun ci suñu l'islam ñun li ñu xam mooy dialogue des civilisations ak rencontre des civilisations loolu la ñu xam civilisation yi dañuy daje dañuy dugalante kenn ku ne ci say faiblesse nga jël ci say force moroom ñu tabax loo xam ne bi àdduna ñoo ko bokk loolu moo mos de am l'islam fi mu jaar yëpp dafa jël trajectoire ñoom ña fa nekkoon dugal ko ci boppam ñu ànd tabax àdduna joo xam ne ji ñëpp ko bokk mucc ay te kenn ku ci ne la nga nekkoon yaa ngi ci ne tubaab bi nag loolu la mënul nangu moom dafa foog ne àdduna daf ko war a tabax ci benn móol mooy ci gisinam te móol boobu amatul doole ju bees ju mu joxe amatu ko de donc comme que l'islam bi moo ngi fi ànd ak vivacité am ànd ak dundam ànd ak ay réponses yu muy joxe alors l'islam boobu danañu fexe ba duñu ko tal gis nga tugal bi nga xam ne génn nañ ci guerre bi fexe nañu ba espace boobu ñu def ko muy espace su jàmm dana am sax ay tension waaw mais am na ay mécanismes yu ko mën a régler tension yëpp fan la ñu ko toxal ci suñu espace bi nga xam ne bi mooy espace su jullit ñi ñaari yëf ngir arrêter suñu màgg ak suñu yokkute ak tardeel
jàmmaarloo bi nga xam ne war nañ ko jàmmaarloo ak ñoom ci wàllu civilisation. ensuite sécuriser ñoom seen taxawaay parce que ce qui est sûr mooy dana am lu war a alternative boo xam ne bii moo war a remplacer seen doxin. waaw jullit ñi en tant que ay communauté ay nit ay groupe ay ñu dund ci dëkk. alors ñoo ngi def réaction yu tolloog seen man-man. léegi mu des problème mu état. état yi moo nàndawul moo nekkul en phase ak li nga xam ne moom la population yi bëgg. dëkk yu mag yi nga xam ne moo war a supporter yëg-yëgu jullit yëpp. dëkk bu ne fexe nañu ba nga paralyser. Arabie Saoudite fexe nañu ba créer ko ay conflits yoo xam ne yi alors il faut mu seet ku mu dimbandikoo koo xam ne ki mooy li Mouhamad Baro wax lu mu ko wax rek loolu lay def te dëkk la boo xam ne bi yi mu dajale pour mën a stable dafa bari. wallahi lépp la dajale condition yëpp la dajale pour mën a nekk réew mu stable nga xam ne du jote kenn dara parce que kenn yéenewu ko lu dul loolu. wallahi yàlla jox na ko. yàlla jox na ko lu may loolu mais njiit yi nga xam ne ñoo war a exploiter loolu moom la ñu amul ñu jël seen loxo jox ko tubaab réew mu toll ni Misra réew la yoo xam ne ci gën a rëy ci àdduna ci jaar-jaaru l'islam beeg li mu participer ci savoir ak li mu loolu kenn xamul nu mu toll mais xoolal ci loxo yi mu nekk ni tey réew yi nga xam ne ñoo ngi doon résister di bañ benn bu ci ne toj nañ ko lii xew ci Syrie musul ba guerre bi jeexee ba léegi musul xew fenn ñu ngi wax affaire Birmanie mais lii xew ci Syrie kenn musu ko gis adduna boo xam ne bii ñi am doole ñëpp dajale ñu seen doole 24 heures sur 24 heures ñuy taal ay gël di ko sotti ci réew ngir lan ngir protéger régime loolu musul am fenn ci adduna bi yëpp dajaloo seen doole lan la ñu koy doyee protéger benn waay bu jëree ñu taal dëkk boo xam ne bii xal na toll ni Ndakaaru nañu ko taal bu dalee ñu rey nañu ko rey daaneel jàkk yi lu mel noonu lañ def Irak lu mel noonu lañ def Libye loolu liñ ci jublu mooy lan mooy le monde islamique nañu ko paralyser léegi nag le monde islamique boobu nekk ci situation boobu bu amee lu tuuti loo xam ne li moo ngi ci difficulté alors loolu du am ku ko wallu loolu mooy li xew Birmanie yow yaa ngi jàng ci taarix ndaw si nga xam ne ca Arménie la newoon bi nga xamee ne toroxal nañu ko dafa yuuxu rek ne waa Mu'tasima maa ngi woote wallu ci kilifa jullit ji ki nga xam ne mooy al Mu'tasim billah benn waaye bi mu ñëwee ba toxal ko xabaar bi na ko am na day jigéen ji ñu doon toroxal mu ngi woote wallu ci yow mais ba mu la woote wallu ci yow waa ji def ko yëjji mu ne ko danaa ko wuyu même bu fekkee ne fekkub déer la loolu moo andi as-sayfu asdaqu an ba'in min al-kutubi ci fatwa amoriya boobu noonu ko xame léegi nag loolu la jullit ñi amoon kilifteef amul kilifteef te loolu mooy li ñu gaañ kuréel yi nga xam ne moo ñu dajale kuréelu tubaab yi ko gën crédible organisation xaw ma de la coopération islamique wallaay kuréelu tubaab yi moo ko gënal c'est vrai parce que ñooñu même bu ñu deful lu baax ñu ngi jëriñ nit ci yeneen côté waaw mais tuddewoo l'islam taxawuloo l'islam bi jariñu ñoo nit ñi ci seen dundin mais ay conflit ngay créer foo xam ne fii conflit xaju fa kuréel yi nga xam ne arab yi ñoo ko bokk kuréel bi nga xam ne mooy waa golfe bi ci la ñuy defee coopération kuréel bi nga xam ne mooy ligue islamique mënuñu toog 1 heure de temps boo xam ne bi waxtaan nañ ko te amul ko xas moroomam waaw li ñuy waxante sax nitu mbedd du ko waxante ci ay njiitu réew donc monde islamique bi mënul nekk ci loxo yu mel noonu nga foog ne monde islamique bi dana mën a taxaw boppam donc léegi li mu laaj mooy liggéey boo xam ne bii liggéeyu suuf la ba nga xam ne suñu réew yi dana tegu ci suñu loxo bu suñu réew yi tegoo ci suñu loxo 1,8 milliard ci nit ñooñu bu ñu nekkee ci àdduna ju leen di yàpp ñoom la yoonu ndox yi nga xam ne moo stratégique ci àdduna yëpp ci sa espace lay jaar yoonu jaww ji nga xam ne moom la avion yi jaar ci sa espace la ne koom-koom
bi nga xam ne mooy liquidité amul kenn ko xam ne américains yi bi ñu soxlee liquidité Trump mii bi mu soxlaa xaalis bi mu toogee dafa dem Arabie Saoudite wax leen li mu leen wax dem Émirats wax leen li mu leen wax dem Qatar wax leen li mu leen wax ñu tojante bopp mu jël maletam dem ñibbi donc am nañu koom lii nga xam ne mooy énergie bi nga xam ne bi àdduna pour le moment amul loo xam ne lii lu ko gën di doxal économie doomu aadama loolu mu ngi nekk ci sa loxo boole seeg civilisation boo xam ne bii dafa traversé civilisation yëpp traversé espace yëpp te ba léegi muy am ay réponse mënuloo am bu mel noonu am espace bi mu occupé nga xam ne diversité bi ci nekk ci histoire diversité bi ci nekk ci jaar-jaar alors bu mel noonu bu amoon loxo bu ko yore jàpp naa ne question yi danoon ko régler sans pour autant ñu jaamaarloo parce que loolu tam lu jar a bàyyi xel mooy ak lu nu am doole suñu doole dina ko utiliser ngir dal ci keneen allahu akbar doole la joo xam ne dañu koy utiliser ngir créer condition yoo xam ne yi kenn ku ci ne dinañ la jox sa àq donc jullit yi jàpp naa ne liggéey boobu la ñu war a liggéey te liggéey boobu mu ngi dox même bu fekkee ne am na ay ndëgg sërëx yu bari mais quand même man ci xew-xew bi dama ci gis loo xam ne lii dama ci sant yàlla ndax dama déglu suñu sëriñ si ñu addu sëñ Abdul Aziz Al Amin addu waa Touba addu def ci sax ay xutba ci seeni juma ma dégg les associations islamiques ñu addu société civile bi ñu addu artistes yi ñu addu loolu dafa am lu mu lay jox am na ku ma dégg bu yàggul mbëru làmb mu addu donc nga yëg ne donc umma bi nit ñi ñu ngi yëg ne ci umma la nu bokk waaw te li leen adduloo injustice la bien sûr absolument mais yëg ne seen mbokku jullit la ñuy néewal doole alors yëgu appartenance boobu moom la ñu fexe woon ba dindi ko ci ñun léegi bu ñu ko tabaxee nag ba mu dëgër noo xam ne umma la nu boo xam ne bii dañuy bokk yëg-yëg bokk mettit bokk jaar-jaar dimbalante pas contre keneen mais dimbalante pour protéger li nga xam ne mooy umma bi comme ni ñuy protéger keneen jullit bi moom injustice fu mu mën a nekk moo xam ci jullit la dal wala ci ku dul jullit dafa war a xeex ngir loolu dañ donc umma boobu bi ma suivre affaire yooyu dama ne en tout cas manifestation yu positif mu ngi am ci biir umma bi donc loolu bu ñu ko dooleelee jàpp naa ne mën na am lu mu jur ci taxawaay parce que opinion adduna bi mënu ko bàyyi noonu rek nañi nañu coow mu jeex ce qui est sûr mooy bu ñu yokkee tonalité suñu coow jàpp naa ne dana am lu mu jur te am na lu mu jur déjà ce qui est sûr mooy dana bokk ci agenda wu Nations Unies mu neex ko mu naqari ko waaw dana am lu mu ci wax donc loolu mu ci wax xëy na dana am lu mu jariñ mais du am mën na bañ a am effet boo xam ne bi bu immédiat mais bu ñu ko continuer avec le temps comme ni ñu réglé yeneen injustice yi amoon ci àdduna bi apartheid amoon na fi metti woon lool mais bi nit ñi xeexee continuer jëlee nañ ko fi yeneen question yi fi des aussi moo xam ne ay question pendante la yooyu bu ñu ci defee liñ ci war a def ci umma bi alors jàpp naa ne mën nañu am ay ressources yoo xam ne dana ñu permettre ñu am solution yoo xam ne dana ko régler mais ce qui est sûr mooy bokk na ci suñuy priorité am leadership am na ñu koy jéem a jouer rajo ba Tayyip Erdogan mu ngi ciy def loo xam ne lii tolloo naag jaar-jaaru réewam tolloo naag possibilité réewam mais ce qui est sûr mooy am na ñu ko ci gën a jekk am na ñu ko ci gën a jekk am na ñu ko ëpp atu pour def ko mais quand même mu ngi ciy góorgóorlu Iran de temps en temps mu ngi def lu tolloog li mu man yeneen pays yu aussi yi nga xam ne yu asiatique même yu suñu réew mi kilifteefu réew mi wane na ne mu ngeeg waa réew mi ci lu ñu bëgg te loolu am na solo c'est-à-dire foofu la dooleem yem mooy mu wane ne lii suma waa réew naqari na leen man maa yor seen kaddu dinaa wane ne am naa naqar woowu te loolu def na ko ak yeneen président yoo xam ne ñoo ngi ciy jéem jàpp naa ne yooyu mooy action yu ñu war a encourager suñu kilifteefu diine wax suñu kilifteefu politique wax
suñu universitaires yi wax. heureusement li ma gën a saluer. waaw mooy suñu presse bi. ok question bi bien sûr am na ay quelques ndëgg sërëx sax yoo xam ne yi tegal nañ leen ko. waaw mais à l'unanimité waaw da ngay yëg ne seen tonalité ci question bi. Oui. tonalité bu positif la. macha allah te loolu jàpp naa ne réew mu am nga ay atout pour liggéey ci question boobu. am na solo fii oustaz Makhtar jeexale wax na ci kilifteef c'est vrai kilifteef mënul ñàkk waaye li mu wax li nga xamee ne dal na xel mooy population yi dans les différents pays musulmans ni ñu approprier affaire bi moomal ko seen bopp ba seen kilifa yi sama jóg addu ci loolu lu encourageant la vraiment ci intervention oustaz Makhtar loolu am na solo dama doon wax ne gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñuy wax ne nangam dina am ci xadis yi nga xamee ne ñooy wax ci fitan yi am ci yowmal axiru zaman borom xam-xamu xadis yi dañuy wax ne yonent bi bu ñuy prévoir buy prévenir dara di wax ne nangam dina am firiwul ne dañuy ñëw rek ñun nekk ay fataliste ne waaw le prophète l'avait prévu il l'avait dit non waxam bi mu lay wax ne nangam dina amee di ngeen jànkonteeg nangam peuple yi dina ñëw di leen jiiroo dañu bëgg ñu préparez-vous en conséquence pour loolu bu ñëwee ñun ñu xam nan la ñuy jànkonteeg loolu naka lañ koy faje donc li oustaz Makhtar wax loolu lay nuru dafa mel ni ñi ngi commencé léegi jëlaat conscience ci ne waruñu rek toog croiser les bras dañu war nag jóg puisque suñuy dirigeants yi ñun la ñuy xool malgré que ñun tamit ñoom la ñuy xool waaye ñun it ñun la ñuy xool te bu ñu amee rek benn fulla bu toll ni li nga xamee ne moom mooy yitteel ñu taxaw ci ñun ñëpp il est sûr que ne ñoom it duñu mun a def loolu topp ñu ci loolu et que surtout bu nekkee ay causes yu noble yoo xam ne moom la ñuy xeex donc Baro Mouhamed loolu oustaz wax li ma desee ci waxtu bëreetul dans 5 minutes moom des wala 6 lan nga ma ciy dolli. li ma ci bëggoon wax rek mooy le message d'espoir bi mu mujjee. loolu dafa am solo ci lu mel nii. absolument parce que àdduna aussi historiens yi ak gëstukat yi dañuy wax ne ay cycle la. ay cycle la c'est-à-dire que cycle bi ñu toll nii ku foog ne jullit ñi parce que ñu bëri dafa discours défaitiste boobu ak ñàkk yaakaar day feeñ li feeñ que ne jullit ñi fi lañ toll rek mbir mi jeex na. mën nañ leen mais ku gis àdduna bi. dynamique yi muy doxee xam ne loolu amul. li am mooy dafa am lu stoppé évolution wu civilisation islamique. mais terewul processus bi egg fu mu war a egg. loolu il faut ñu bàyyi ko xel parce que même Arabie Saoudite bii ñuy tudd ak dooleem ak pétrole am yëpp. ku ne xam ne am na ay dynamique interne yu fa am sur le plan politique. yu tax dina aboutir ci situation boo xam ne lii ñuy jàmbat nii day nekk histoire bu ñuy nettali. mënta continuer. de. bon beneen bu ma jëlee exemple bi gën a local. soo seetloo li tax ma ne cycle la suñu réew mii tey këru diine yi confréries yi dañ leen xamee woon njàmbaar. ba colonisation bi ñoo ko doon xeex. ñu egg ci cycle boo xam ne dañ daan wax di jàmbat ne lu tax du ñu wax lu tax duñ dugal seen kàddu mais cycle boobu dépassé waat nañ ko ba duggaat nañ ci cycle boo xam ne tey mbir mu amee sax man li xew bu mu yàggul dama ragal ne sax ne ñoom ñoo ci njëkk a addu sax ñi nga xam ne traditionnellement ci 20 ans yu mujj yi ñoom la ñu xamee yëngu-yëngu yu tax ñu ciy wax mooy association islamique ak mouvement islamique ça veut dire que situation bi mënta continuer benn melo ci at monde musulman dafay am ay cycle yu muy am liy dugg aussi ci monde musulman en tant que peuple buy réveillé wu dafa nekk ci yoon te bu eggee benn niveau bi kenn dootu ci mën dara yaa mu ngi tudd léegi taxawaay bi président Turquie am que ñeneen sax mënoon nañ ko am mais li ma yéem ci mbir mi mooy président Turquie bi mu bëggee def am ku mu defandool mbir mi tegul loxo ci réew mu mag bu islamique ci monde musulman bu mu ko mën a defal dafa xalaat ne ku mel ni président bu Sénégal la ko defal bi mu koy def moom du di doole Sénégal moo tax mu def ko mais symbolisme peut-être Sénégal ak taxawaayu Sénégal ak turam moo tax mu def ko mais malheureusement ñun des fois ñooy bëgg a defloo suñu njiit yi loo xam ne umma bi rapport de force yi eggagu fa wala peuple bi ci boppam démb damay seetaan discours Aung San Suu Kyi bi mu demee Bangladesh ba def discours am boobu gis nga li muy soof ci ñun yëpp bi mu paree discours bi mbedd yëpp dafa fees Rangoon dafa fees ay manifestants yoo xam ne dañu jóg di ko jàppale nee nañ ci discours boobu mu def pour wax la mbiru leadership dafa bokk ci combat civilisationnel mais ñun suñu réew yi amul xoolal ñoom oustaz Makhtar yi yéen ñii amul combat bu ngeen deful ci Sénégal pour raaya Sénégal pour taxawaayu Sénégal mais loo fi yëkkati ñaar ñetti nit ñooy jóg parce que conscientisation bi ak xalaatu nit ñi
eggagul ñu ci yeete boo xam ne mën nañu jóg xamal seen bopp. dëgg la man loolu laa jàpp ne suñ ko continuer c'est vrai. danañu gën a dimbale suñu umma bi. beneen bi aussi mooy li waa ji doon wax rek defe naa ku ñuy wax Imran Hussein moo ko daan wax mu ne tey xam-xam bi gën a jàmp bu nit ñi war a jàng surtout ci monde musulman mooy lu xewlu ne ñu xam enjeu yi lan la. malheureusement dañu nekkul ci monde boo xam ne médias yi ñuy déglu ñoom am nañu intérêt ci suñu umma yi xam niñ ko war a xamee fii suñu médias yi ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan mais doole bi ñu war a am ba mën a analyser même baat yi xam contexte yi mën a xam li xew ba mën ko jàllale loolu nekk guñ ci mais suñ ko continuer incha allah dana am lu mu jur. suñu réew yi aussi soxla nañu njiit yi position yi ñuy am na fekk ne population yi ànd nañ ci ak ñoom ci loolu. beneen bi aussi mooy man dama jàpp ne aussi même lii ñu def ñoom parce que président Macky Sall avant position bi dafa njëkk am position ci Israël mais gis nga lim ko jural après mais est-ce que yooyu mel noonu su koy jural suñu réew yi dana fekk population bi egg ci benn niveau bi ba mën ko téyel boppam est-ce que aussi su xoolee umma bi à côté dana mën a nekk umma boo xam ne monde musulman bi état yi ci nekk danañ mën a ànd ci position yi wala danañ ci mën a jàpp benn façon bi dama jàpp ne egg guñu foofu mais liggéey ñu bañ ci xeeb suñu bopp taxaw ci niñ ci war a taxawee et puis kilifa diine yi nekk ci kër yi ak xalif généraux yi man li ma jàpp mooy li ñu def dañ ci war a encourager comme ni ko Cheikh Makhtar waxee parce que ñoom la sénégalais yi di déglu suñ ko def incha allah ci yu mel nii muy continuer conscientisation dana gën a yokk. di la gërëm bu baax di la sant di gërëm téléspectateurs yëpp di am yaakaar ne lu mel ni su dakkul jafe-jafe yi ñu am ci àdduna bi yëpp nit ñi danañ ci am position yu correct te position yu correct weesuwul ñu bañ leen nax ci yenn mbir problème Palestine bi médias occidentaux yi naxee nañ ci ne mbiru arabe la seen yoon nekku ci te fii bi fi apartheid amee ñun ñëpp ci jàppoon defoon ko mbiru civilisation li xew Birmanie du affaire u diine sax nit mën na bañ a nekk ci mais Pape Jean-Paul II daf ci wax mais lu tax église du Sénégal du ci wax ki bokk ki nekkul sax ci diine islam gis ñuy rey doomu aadama ne serait-ce que yow mbiru nit yitteel la war nga ci taxaw wax na ko kuréelu droit de l'homme yi ci Sénégal war nañ ci am taxawaay bu ëpp li nga xam ne moom la ñu war a am donc yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne incha allah ci waxtaan yi mel ni la nit ñi mën a parce que bala ngay def action aussi sur le terrain marche yëpp baax na sitting yi baax na mais njëkkee ci sensibiliser nit ñi ba ñu xam lii lan la ak enjeu yu ci nekk loolu daf ci am solo te yéen a ngi joué rôle boobu. waaw fi may tàggoo rek mooy encouragé la ci initiative bi di fàttali ne am na ñaari càkkutéef yoo xam ne nit ñi am nañ ko. am na benn pétition internationale boo xam ne ñu ngi ciy liggéey. madame Sukki moom mu nga xam ne moom la ñu joxoon prix Nobel bi. pour ñu retirer ko ci moom même bu fekkee ne ñi ko joxe woon nee nañu prévoir ñu loolu. seen mécanisme mais ñun de toutes les façons loolu càkkutéef la ci ñun. bien sûr ñaareel ba mooy ñi nga xam ne ñoo di ay généraux ñi nga xam ne borom doole lañu. def njombe bu mel noonu ñu traduire leen ci këru yoon yi nga xam ne adduna bi ñoo ko bokk beneen bi mooy Nations Unies li mu am ci jumtuwaay mu utiliser ko ba nga xam ne mbir mi dana arrêter d'abord ensuite ñu door a xool solution yi nga xam ne ay solution yu de long terme la ngir ñoom ñu génne ci situation bi ñu nekk ci façon boo xam ne bi bu définitif la ñaan yàlla mu defal umma bi jàmm ba nga xam ne dana jouer rôle ba mu war a jouer te mooy xayra ummatin uxrijat linnaasi donc loolu il faut ñu yëg ko ñun la fi yàlla andi ngir ñu xettali nit ñi Allahu akbar donc il faut ñu yëg responsabilité boobu ñu assumer responsabilité boobu jël matuwaay yi nga xam ne moo ñu ko man li xew ci adduna bi yëpp li ko waral mooy ñun dëgg la fi ñu waroon feese bu ñu ko feese woon rek coow li lépp du am mais comme que feesewuñu fa ñu ko matewul tooge fa di def lu leen neex loolu nag il faut jullit ñi am ci conscience bu ko defee ñu liggéey boo xam ne bi alors wa tilkal ayaamu ñu daawiluhaa bayna naasi c'est-à-dire lu ñu am ci lu ñu permettre ñu def recul mën a tëbaat tubaab bi ñu dominer tey amu ko dëgg la donc ce qui est sûr mooy bu ñu defee tuuti effort dinañu jëlaat suñu place bi nga xam ne moom la ñu borom bi yéene te place boobu may nañu loo xam ne lii mën nañ ko taxawee alhamdulilahi rabbil alamin vraiment waxtaan bi am na solo te li ngeen fi wax yëpp xam-xam la li ngeen mujjee wax yéen ñaar ñëpp gëm naa ne loolu dina am ndaxte yàlla moo ko yaxal ci alquran yàlla moo wax yéen jullit ñi man yàlla dig naa leen su ngeen gëmee
def li ngeen war a def dinaa leen donnaloo suuf c'est-à-dire dinaa leen jox kattan ngeen dominer suuf si ni ma leen joxe woon kattan bu njëkk ngeen dominer suuf si noonu laa leen koy joxe waat tax maa koy joxe ba dootu leen tiit gi ngeen di am dootul nekk tiit mais da ngeen di am sécurité fépp fu ngeen mënti nekk donc gëm naa ne li ngeen wax nii bu fekkee ne yoon wi ñu jàpp bàyyi ñu ko ñu ngi œuvrer ci loolu incha allahu taala yàlla dinañu defal li ñu bëgg waaye nag il faut que mu am effort loo gis rek résultat boo gis dafa ñëw après effort kon il faut que ñu def ay effort Nations Unies boo ko neexoon mu jeex waaye Nations Unies ni ngeen ko fi waxee noonu rek la tëddee ay rapport de force la ña fa nekk ñoom dafa am nu ñu bëgg a àdduna bi tëddee ko ah ñun tamit suñu civilisation bi am nu mu gisee kon bu ko neexoon mu dañ waaye neexu ko su leen neexoon rek ñu def benn résolution ci seen chapitre 6 boobule bu nga xamee ne daf leen di jox kattan ñu dugg fu leen neex waaye duñ ko def kon ñun ñi nga xamee ne ñun la concerné directement nañu jàpp ci lii rek bañ a bàyyi di jëf di wax fu ñu kéemtalay kattan incha allahu taala jàpp naa ne bés dina ñëw te soreetul ñëpp am conscience ci ne jullit ñi dañ leen doon tooñ te fipp nañu léegi nag taxaw nañu te ñoom nag kenn ëpp leen ci àdduna bi yaa ko wax léegi 1,8 milliard de musulmans fu ñu taxaw nekk benn lu taxaw ci seen kanam mun nañ laa fàdd kon yàlla bu ñu àgg foofu ak ñoom ndaxte ñun diina jàmm lañu yore yaa ko wax léegi ñun suñu doole du su doole boo xam ne bi pour attaque moo ko tax a jóg dama koy wax suñu samay mbind damay wax la force en islam n'est pas une force répressive mais c'est une force dissuasive alquran daf ñu ko wax sunna wax ñu ko ñun suñu doole dañ ko def pour jàjji nit yi pour ñu bàyyi def lu bon waaye ñun attaqué wuñu kenn l'islam n'a jamais attaqué l'islam dafay aar boppam dafay aar say concitoyens loolu la ñu xam ci l'islam ci histoire islamique kon maa ngi leen sant bu baax di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal leen tawfiq defal leen salaahu dunia wal axira su ma leen invité ngeen ñëw toog fii damay jàng lu bëri loolu moo tax maa ngi sawat ci woo leen ngeen di toog wax dëgg yàlla waxewu ma ko leneen dama ko wax ak ngëm damay jàng lu bëri su ma leen invité ngeen toog ci plateau bi kon aw ma lu dul di leen wax yàlla na leen yàlla may weer ak gudd fan li ngeen taxawee ni ngeen yàgg ko taxawee taxawaay bu noble la yàlla na yàgg mais yàlla na leen yàlla woon ay résultat ngeen dund ko yéen ak ñëpp ñu ngeen ko àndal incha allahu taala am nañ ci yaakaar kon ñu ngi yemale fii suñu waxtaan ba talaata bi di ñëw incha allahu taala hada wa sallallahu wa sallama ala abdillahi wa rasulihi sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh